tuddee ko coalition citoyenne le peuple nga fës lool fan yi ci coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko laaj bi kay sax mooy yow lu la ca. lu ma ca mooy nekk sénégalais bokk ci réew mi lépp lu am ci réew mi soxal ma ma nekk koo xam ni dama gëm ni lépp lu am damay xool rek sama aqulaay taala gannaaw bi ma ko jàngatee déglu acteurs yi gis mbir mi ni muy demee ma xool ni quand même mbir mi daal bëri na lu ci lënt loolu nag moo tax ma bañ a seetaan parce que olof yi dañ ni seetaan ci sot la bokk c'est-à-dire lu mu mën a am da ngay ñëw àtte boo mën la àtte nga wax li nga ci xalaat wax sa aqulaay taala ci loolu lañ nekk rek nekkuñ ci leen parce que comme ni ma koy leeral toujours man bokkuma Pastef musuma woowante téléphone ak Ousmane Sonko sénégalais laa boo xam ne damaa nekk ci réew mi di gis nag ni muy doxee. kon nag loolu nag moom dina naqaree gëm naan déggante woo ak Sonko bokkoo Pastef kon lu tax nga diis ca noonu te yéen woo. waa déggoo li ma la wax xam nga ñun danoo jàpp ni réew lu koy yàq mooy nit ñi jàpp ni lépp lu la concerné wul directement rek sa yoon nekku ci. loolu bu ñu ko doxalee rek musiba dina am ci réew mi maanaam tey jii bu ñu gisee sunu mbokk moo xam ne ci réew mi la ne ab boor bu mën a féete ñu koy jaay doole ñu ne ñun day yegg seegun ci ñun kon ñun suñu yoon nekku ci. loolu nag ñi nga xam yow njàng meeg njàngale mi rek doy na loo sas. waaw moom laa lay wax la nga ca bëgg yëpp amagoo ko ca. revendication yaa ngi fi jàngalekat yaa ngi lay déglu fal la nga toppatoo syndicat xeex booba ngeen di xeex ak gouvernement bi ci li ngeen bëgg ci ay revendication soo tegut ngay sóobu ci leneen ak yeneen. vaccin yi sax sama nga benn kuréel naan bu fi vaccin yi dugg. boo ma mayee rek Babacar ma leer parce que yi nga lim day bari soo ma dee. man moom je crois que ku ma déglu rek jàpp naa ni da nga dégg. waaw léegi li ma jàpp mooy loolu ngay wax loolu la ñu bëgg a nelawale ñun les différents secteurs wax waa santé ni yéen wax leen ci santé rek wér-gu-yaram seen yoon nekkul ci li xew yéen jàngalekat yi yem leen ci seen i classe lu mën a xew ci réew mi bu ñu yokkee courant bi bu leen wax bu ñu yokkee ndox mi bu leen wax seen yoon nekkul ci réew mi bu ko defee moom kiy jiite réew mi comme ñoom loolu moo leen arrangé bu ko defee ñu nuy faagaagal benn par benn maanaam parce que ci régime dictature lañ nekk jaay doole comme régime jaay doole lañ nekk loolu ngay wax bis bu ñu ko jàppee ñun jàngalekat yi ak ñeneen ñi nekk ci secteur santé ak ñi nekk ci justice ak beneen boor ñu jàpp ne ñun bu ñuy faagaagal keneen suñu yoon nekku ci bu ñu ko jàppee rek ñoo ngi ndax suñu bopp bu ñu paree dañuy jël kenn par kenn di ñu éliminer te loolu bu ëllëgee nit ñi daan ñu yéen lu tax boolewu leen woon suñu doole au contraire. aujourd'hui j'appelle tout le monde à la responsabilité pour que kuréel yëpp ñu dajaloo bañ a seetaan jaay doole bi am ci réew mi. parce que ci suñu kaw la jëm bu pare. mais boo waxee faagaagal est-ce que atte woo déjà te sànq wax nga waxi atte est-ce que duñ ko bàyyee ki ka war a def. xam nga sénégalais yi il faut ñu bàyyi layam ci xam nga luy layam maanaam aujourd'hui mënuñoo nekk ci réew mi ñu gis justice boo xam ñoom ñi ko ŋànk nee nañ ñoom amuñu indépendance ñoo ko waxal seen bopp ba boole ko ci seen plateforme ñoom l'union des magistrats du Sénégal wax ni danoo bëgg ñu may leen seen indépendance kon loolu nit ñi mënuñu koo tegee nee naan nañ bàyyi justice mu def liggéey. may ma rek non mais indépendance boobu. boo ma dee dagg xam nga du leer. oui mais da nga ñëw pour ñu laaj la aussi. waaw mais may laaj da may déglu aussi. loolu rek laa bëgg man léegi li ma la bëgg a laaj moo di indépendance boobee ci xelu nit ki la nekk nit moo mën a mu amal boppam indépendance bu ñuy waxi indépendance surtout parquet bi lañ koy jëmale waaye ab juge atte. Georges président de la République Macky Sall moo contrôler justice bi li mu wax 31 décembre lu leer naññ la dafa toog Sénégal yëpp di ko déglu mu ni man bu ma ministre de la justice garde des sceaux ak procureur bi joxe yenn dossiers yi man maanaan ko bii teg leen ko ci suuf parce que bu ngeen àggalee lii ba téye ko fi réew mi mën naa am jafe-jafe du loolu moo ko wax Sénégal yëpp dégg du samay wax waaw loolu kay leer na wax dëgg yàlla xam ñun Sénégal lu ñu yàq dañuy gis dëgg gi mu ni nii ku ne di ko wër-wëral di raayal loolu président bi wax leer nga foog ni loolu yëfu Sénégal képp non attends waxuma la Sénégal képp dama ni loolu lu leer naññ la que justice mi ngi ci loxoom que ku ko neex ñu topp parce que procureur mooy toppaate wala waaye ku muy topp da koy yëgal moo ko wax jaarale ko ci ministre de la justice parce que ñoom ñaar ñëpp mooy seen kilifa effectivement Georges juge yi ñooy àtte mais le parquet dañuy dépendre directement du chef de l'État. fi mu toll nii kenn mënu laa ràññee ak politicien yow vrai politicien non c'est-à-dire xam nga Ababacar man kenn du ma terroriser man Dame Mbodj xamul tax parce que man société civile laa bokk pourquoi ci ku xam luy syndicat ñoom ñooy les premiers acteurs de la société civile parce que ñoom ñooy différents secteurs yi
c'est-à-dire que Sénégal da nga koy mbubboo léegi di xaabaabal. non da nga tàmbalee xaabaabal léegi. non xaabaabaluma non loolu xala sénégalais yi ñoo tàmm ni pour ñoom société civile mooy ab nit ku créer benn association tudde ko nu ko neex rek loolooy société civile. Au contraire toutes les marches démocratiques yi am ci Sénégal dox jéego yi Sénégal def yépp jàngalekat yi dañuy rëj ci biir ci ko xam lan mooy taarixu Sénégal. kon ñun réew mi ni muy doxee danoo intéressé parce que bu ñu seetaanee ba réew mi yàqu suñu revendication yii nu am nga xam ñu ngi ñuy jaay doole ci boor bu mu mën a doon bu ñu yaakaaree ne ñun mën nañoo toog ci suñuy salle de classe di xool réew mi muy yàqu ba noppi ñu yaakaar ne bu ñu paree ba yàq réew mi ba pare wala jaay doole bi ñuy def ñu jaay doole bu ëllëgee bu ñu taxawee di kaas suñuy droit dañ naan nu jàll leen fële. ca àll ba positionné wu rek pour bu Sonko nekkee président def la dara loolu rek. non loolu xam nga ñàkk xam dàmbuj la. loolu moom tontu baa nga ca kanam yàlla na ko yàlla. yow yaay non may ma rek yuusutu lépp Sonko. bokkuñu xoolal bokkuñu ma ak moom dayo bokkuñu juddu bokkuñu éducation bokkuñu gis-gis bokkuñu ay valeurs. te nga bañ a dugg ci. non dama la ci lu leer bokkuñu dara ma ak moom dara. donc kooku ku may méngaleeg moom da ngaa xamul man nekkuma ci parparloo nekkuma ci ay calcul te gis nga yàlla na ko bu fekkente ne Ousmane Sonko moo gën ci Sénégal yàlla na ko yàlla dénk réew mi ñu xool man sama taxawaay ñoom sénégalais yi. parce que léegi lu fi nit ñi wax comme nañ ko wax lu fi nit mën a wax dañ lay vaar. lii dinañ ko capter vaar ko. justement waaw nañ ko vaar. mais lu tax nga ci mbir mi coow li nga féete ci Sonko bañ a faral Adji Sarr. lu tax sa péete ci wàllu woowu. waaw xanaa Adji Sarr moom du sénégalaise. Babacar. xanaa amul ay droit. lu tax nga féete fële. Babacar soo ma dégloo rek mu leer xam nga man sa question leer na jëratul gën a yaatal. leer na nañ da nga laaj rek lu tax man ma féeteeg Sonko dama lay leeral Babacar que man féetewuma ak Sonko damaa féeteeg dëgg. c'est important xam nga tax ma féeteeg dëgg Ousmane Sonko citoyen la comme citoyen yi yëpp ñu gis ni ki ko tuumaal lu mës a am viol fii Sénégal ki tuumaalee viol ñëpp dañ koy gis mu taxaw ni kii moo ma tuumaal viol ki ko tuumaal ñëpp gis ni. complot bu leer naññ moo nekk ci ginnaaw ci képp koo xam ne nekkoo di raayal. désolé mais dama waxoo fi dara waxoo fi dara mais boo ma dégloo rek Babacar boo ma dégloo rek xam nga sekkante ni comme 20 minutes bëriwul ba ma sañoon rek boo posé question bàyyi ma tontu parce que man li may wax lu ma xam la te lu ma ñeme la donc li ma bëgg a wax mooy complot bu leer naññ nekk ci dossier bi parce que kenn mënta comprendre ki nga xam ne moo tuumalaate bi mu demee ca enquête gendarmerie muy enquête préliminaire bi ànd ko nga xam ñoom la siqal mbir mi toog ca kër ga fekke ko muy kër goo xam ni ku fa ni sax ñu dégg la ñam ko bokkal ñëpp déclaration yéen def ci gendarmerie bi ni dégguñu lenn luy nuroog viol moom ci boppam kam àndandoor di maase Ousmane Sonko moom boobu ne moom mii proposé na ma sax ci bi ñuy enquête ci gendarmerie que man na ma jox 100 000 francs ma génn ci mbir mi nan lañ lay violé ngay jël sa 100 000 francs di joxe beneen bi mooy ñi nga xam ñoo nekk ci ginnaaw lu tax enquête bi jëmul ci ñoom pour ñu wax avocat boobu nekk ci ginnaaw ak kooku nga xam ne moom mooy. waaye yow léegi gendarme may ma rek ma ñëw non Babacar xam nga boo ma déglu tamit xam nga ni ñuy déglu. non Georges tam dafa war a laaj foog ngay tënk da nga war a tënk tam. non damay tënk dafa leer mais c'est-à-dire que il faut ñu déglu ma bu ñu ma laajee question. dama ni xam nga liy dëgg. mooy ñi nga xam ñooñu ñu seen ginnaaw dañ leen a cité dans l'enquête préliminaire dañ leen a cité tuumaal leen ne ñoom dañoo laale ci mbir mi. mais lu tax kenn du jëm ci bor boobu du fan yi ñu ngi gis ñuy jàpp ay responsable yoon seen i téléphone lañ déglu ak ay puces mais luy tee ñu laaj opérateur de téléphone yi nga xam ñoom ñoo jaay ñooñu ay puces ñooñu ñu ci cité muy avocat bi wala avocate bi wala médecin bi wala kooku nga xam Sidi Mohamed Mbaye la nga xam ñëpp nee nañ moom moo doon jëli xale bi et puis fan lañ mos a gisee mais moom déglu nañ ko mais dama ni fan lañ mos a gisee non waxuma déglu nañ ko dama ni extrait de communication yéen def ni ñuy def bay jàpp ay responsable politique actuellement Sénégal suñu waxee dëgg mooy suñu déglu woon Sidi Mohamed Mbaye téléphone waxal ndànk yaa ngi yuuxu waxal ndànk la mu waxante moom ak Adji Sarr la ñu waxante ñoom seen biir ak médecin ba ak avocat ba suñ ko déglu woon lépp leer mais munoo bëgg yëf yi leer te liy tax mu leer doo ci wax loo ci xam newoo fa non Babacar dama yow defoo defaanoo enquêtaanoo Babacar bu su na yow nga dugg ci loo xam ni yow sa yoon nekku ci te da nga ciy dugg ni réej gis nga fii Sénégal bu dugg ci débat boobu xam nga ku ci nekk da ngay li nga xam dëkk bi doxee man nee naa la kenn du ma dama ne la man ragaluma ku ma jël si parce que réew mi moom kun fi jël si xam nga réew mi kun fi jël si war ngaa sant yàlla parce que réew la moo xam sax ku dem naa ne ndox sax ñëw ñu bëgg laa téye gis nga man kenn du ma xoqatal parce que bokkuma ci askan wu ñuy xoqatal man Dame Mbodj nii dans ma ligne nii dans mon éducation man kenn du ma xoqatal. yéen rafetlu ngeen. maanaam affaire waalo daal. ni enquête bi doxee dégg nañ ñi nga xamante ne ñu ngi saluer professionnalisme section recherche gendarmerie. loo tax ñu gaaw nangu ko ci ñoom. sama laaj mooy. boo leen rafetloo wala ñooñu bu ñu rafetloo professionnalisme gendarmerie ci biir enquête wi. est-ce que mënuñoo bàyyi mbir ma
oui le plaire. waaw mais Babacar. astafurlah Georges Déthié mais luy tee enquête boobu nga xam Sénégal yëpp rafetlu nañ ko nga xam ne wax dëgg yàlla section de recherche comme ni ñu ko waxee. corps d'élite lañ ñoom gendarmerie d'abord mais surtout section de recherche quand même ñi ngi def liggéey bu mucc ayib mais ñoom lu tax ñu patamee enquête bi nangu ko ci ñoom pour jébbal ko. mais est-ce que leer na la nangu la may ma rek waan mais. yaa ngi tooñ. mais loolu moo am loolu la Sénégal yëpp constaté. mais personne ne comprend pourquoi ñu patamee enquête bi bouclé ko. mais buñ mënul déglu keneen que fu ñu évoluer aussi xam nga 20 minutes yàggul. oui mais aussi dañ lay laaj itam. mais moytul diffamation ak diffusion de fausses nouvelles dama defuñu benn diffusion de fausses nouvelles. y a des rumeurs même yow sa émission déglu naa la Aïda Mbodj loolu moo wax noonu c'est la vérité. rumeur non mais y a des rumeurs que le commandant Mbengue laa dañ ko fa bëgg a jëlee parce que enquête bu leer la def. lu kenn dul warante li may wax ni sénégalais yëpp yi may dégg xam nañ li may wax lu leer naa la gis nga enquête bi. maanaam da enquête bi daa setal Sonko. da koo setal bu leer parce que ñëpp ñu nu déglu. muy même Adji Sarr ci ni mu waxee sax ci ku xam ku mën a def analyse discursive da ngay gis ni dafa leer nañ ñi li may wax waxi. yow pour enquête bi dafa leeral ne viol amul dafa leeral ni seq amul. mais enquête bi xam nga li koy daaneel mooy li gën a simple la loolu lépp mooy pour yàqtaan am fokk nga yegg ci ndaw si. léegi nag ndaw si ci boppam biñ nee dan maa yàqtaan loolu lu ca leer ma ñëw mais dama la wax non yàqtaan laa wax Babacar li may wax nit ñi ñuy dégg dama ni pour nit wax ni yàqtaan nañ ma fokk ñu yegg ci moom te ndaw si bi mu dem ci médecin yegg gi wóoru la waaw mais may ma Babacar da nga may ma daaneel yaa ngi may dégg Babacar man xam nga li may wax lu ma leer la te lu may assumer la kon may ma rek ma daaneel dama ni moom xale bu jigéen bii xam ne dañ koo yàqtaan ba mu fa jógee daa am ñu ñëw jàppale ko ñu ne dañuy dem seeti ab médecin ba mu demee lu médecin bind ci rapport médical bi que xale bu jigéen bi ñàkk na ndawam bu yàgg ñaareel bi mooy xale bu jigéen bii may consulter toog na lu mat ñaar fukki waxtu ak ñeent yoo xam ne sëyul waaw loolu leeru ku ñu yàkkataan léegi kay bi ñu la seetee war nañoo gis na sëy nga léegi lu tax ñu bëgg a yóbbu mbir mi ci test ADN bi ñu defee prélèvement. non xam nga test ADN. parce que aussi médecin bi il faut nga wax lépp lu nekk ci biir dossier médical bi. Georges boo ma bàyyi rek ma leeral la gis nga test ADN dégg naa ab avocat bu koy jéem a layal ma ne mais moom test ADN daa xamul rek waaye wax dëgg yàlla test ADN ça n'a rien à voir avec le viol ça parce que tey jii il faut nit ñi bañ a ruube te bañ a jaxase. moi je ne fais pas le jugement. léegi yow jàngalekat nga gendarme nga docteur nga médecin légiste nga. Babacar nee naa la man loolu romb naa xamul tax man kenn du ma. xanaa yow yaay kun fa yakun. non may ma rek xoolal fii kenn du fi kun fa yakun yow bés bu ne nga dugg ci ay sujets yoo xam ni jàngoo ko fenn te amoo ci benn expérience da nga ci wax li nga xalaat may ma rek ma ñëw man kenn du ma terroriser man Dambou ci ku ma xam bien sûr. maintenant li ma bëgg a leeral foofu mooy bu Sénégalais yi ruube ñaari mbir yi bokkuñu même bu Ousmane Sonko eggoon ci ndaw si. ci contexte bi nga xam ni lépp liir nañ PV yi nga xam moom moo jógee ci enquête préliminaire yi buñ ca déggoo ñoom ñaar xale bi am lu mat ñaar fukki at ak benn Ousmane Sonko nekk mag ñoom ñaar buñ ko seqoon yoonu kenn nekku ca xamul yoonu kan a ca nekk mooy ay soxnaam yàlla subhaanahu wa taala mi ko sàkk ak ñi nga xam ñoo koy mere bañ koo voté la ti ñooñu ñoo am la intéressé man intéressé wu ma intéressé wul procureur intéressé wul keneen il faut que les sénégalais bàyyi ruube ak jaxase maintenant nag yaa ngi lewal si yàq gi buñ ñëwee maintenant nag ci viol bi amul benn thèse buñ mën a teg gis nga fi mu toll nii sénégalais yi koo ci wax mu ne la viol moom waxi viol nañ ko tege ci suuf parce que kenn du ko fi gëm ñoom xam nañu gëmuñ ne viol am na. donc maintenant nag est-ce que waroon na faa dem waru faa dem ak ay non nañ def test ADN lan lay prouver que violé nañ xale bi buñ ne moon sax. yow loo xam ci dama ne la test ADN ci boppam ñun noonu si test ADN pour ñu xool moom. peut-être li ñuy wax ne am nañ ko ci moom ndax méngoo na ak jëmmam pour ñu xool ndax moom loolu ci moom la jógee mais bu ca jógee lan lay prouver est-ce que day prouver que dafa violé il faut que les gens soient sérieux ñun débat boobu duñ ci dugg xam nga lu ñu intéressé mooy thèse u viol lañ ko jiiñ te amul dara luñ teg ci loxoy nit ñi pour wane ni viol am na. mais certificat médical bi rapport médical bi nga xam ne moom ngay convoqué bay naan sax ay 20 heures wala ñaata heure seq amut. rapport médical bi waxul loolu. nee na. amuñu wala boog nemmeekuñ ay lésions wala ay déchirures loolu la ñu wax. déchirure lésion bokkul ak seq ak bañ a seq. dama ni Georges. ci terme ñu utilisé Georges gis nga xale bu jigéen bi ci boppam. yaa ngi may dégg boo xooloon liiree rapport médical bi moo am lépp da ngay gis ni. rapport bi ci boppam laa la wax. xale bu jigéen bi dafa yaakaaroon
ni peut-être moom sax damay wax ne ñi nekk ci ginnaawam sax jaar na seen kaw parce que moom nag bañ ma nee man nee na patron nee na moom du nit kuy wax dëgg laa ni kooku moom bay ba ñu pare ci ay mbiram parce que nit koo xam dañ ne lépp lu mu la wax lu ci ëpp du dëgg kooku moom ay waxam nañ ko tege ne xaw man lu ma jàpp nañ bàyyi damay ragal nga la yokk Adji Sarr dama ne la man du ma la yokk kenn xamal ma Adji Sarr yaa ngi koy sas rek mais musuma gis nit ku ni violé muy préparé violam naan dellu ci dem ci borom këru ki moom salon bi naan ko waaye yéen Sonko kañ lay ñëw def ko ñaari fan néew naan ko waa Sonko du ngeen ko woo mu wax kañ lay ñëw mais loolu gis nga Babacar waxee wuñ ko nii bàyyi mais noonu la demee bul yokk noonu la ko waxee dani moo fi ñëw ñaari yoon dama laaj Sonko kañ lay ñëw mooy nit koo xam ni danga naan man damaa war a waajal nit ki nga xam nee na violé na ma violé waat ma ba ñëwaat ci ñeenteelu viol bi moo tax mënatuma koo muñ te bu may violé day yore ñaari arme il faut que les sénégalais gis nga wax bu dafee yow mi koy déglu ak say nopp nga nekk nit gis nga Adji Sarr bu mu ñu yàpp na réglé ñi nekk ci gannaaw bu ñu jaxase sunum réew yëfu salte yi comme ne ko président de la république waxee ba mu ca paree lam ca waroon a teg te ñëpp doon ko xaar nee na moom yëfi salte yi complot yi di ci bokk kon nag man jàpp naa ne comme moom nee na yenn dossiers yi mooy wax procureur ak ministre de la justice. waxul salte dañu yu suufee yi duma ko def mais yu salte rek mooy yu salte parce que Sénégal àdduna bi yëpp a ngi gis ñi ngi wax ci kawte Sénégal ci ñàkk fayda yi au moment où nous avons des priorités ailleurs au moment où il y a d'autres enjeux c'est dommage pour mon pays c'est-à-dire que lii xew ci réew mi président de la république comme ni mu ko waxee ci yenn dossiers yi moo naan teg leen ci suuf ba mu waxee loolu ba pare xam lu mu ca waroon teg leen ci suuf parce que moo ne am na dossiers yoo xam si moom bu ko neexee. Dame Mbodj yow daal fi ñu toll nii bës ngay wut parce que gis nañ ne sax sa débat bi nga amaloon waaw déglu ma débat bi nga bëggoon ak El Hadj Diouf bi nga am seqoon ak El Hadj Diouf keroog aljuma ca Sen TV nga génn ne maa gagné way El Hadj Diouf dafa nekk ci réew mi di jaay nit ñi rëy làmmiñ ma wan ko ni maa gën a rëy làmmiñ maa gagné débat bi xam nga itam loolu est-ce que taxawaayu kilifa la loolu sa xalaat la non attendez xam nga il faut qu'on soit sérieux quand les gens me disent que yow pour certains noo war a woon a àgg fii El Hadj Diouf ma répondre ça n'a rien à voir ak ñëw man defuma li ngay wax noonu parce que El Hadj Diouf c'est un citoyen sénégalais mais mënta nekk fii di yàq deru jàmbur te moom kenn du ko tudd boo yoree lu ne weng loo xam ne yow lañ la ci du luñ la jiiñ yow waroo nekk di wër di yàq doomu jàmbur joo xam ne amoo benn élément de preuve boo teg ci loxo nit ñi parce que encore une fois ce dossier là est un dossier vide qui doit être classé sans suite loolu mooy dëgg keneen ku wax leneen lu la neex sa affaire la mais ñun li ñu jàpp mooy jaay doole bu metti la ak ragal ab candidat boo xam ne yaakaar nga ni boo ko faagaagal Alaaji Diouf la mën de mais loolu ci li nga yaakaar rek da ngaa desee xam dàmbuj bu fekkente ne man nekkuma sax non defuma bërki dem nga Alaaji Diouf nag moom yàgg na dama ne la loolu ci dara gis nga Sénégal xam nga lu ñuy jaawale at yu bari ak vécu gis nga man dama la bëgg a xamal la man Dambodj du ma ku ñuy écraser ba mu ñëwee ci débat bi la mu bëggoon mooy ñëw dox ci kaw Dambodj comme ni mu ko defee ci beneen télé Dambodj nag du n'importe qui loolu pour mu leer nañ bu ko te loolu li koy firndeel. mais Dame kii yi non man may Dambodj yaa may dégg di doomu Abdou Diambodj ak Sémou Faye gëm boppam dëkk Ngumba Ngeewul ñu am jaar université def fa ay jaloore nekk ci njàngale mi di respecter samay droit ak droit jàngale yaa ngi convoqué vécu mais non vécu c'est important yow yaa ko teg dama ne la dadul loolu c'est-à-dire que dama la bëgg a wax ne la man nekkuma fii di def comme yenn sénégalais yi di ruube xam nga la mooy dëgg sénégalais yi dañuy gis dëgg war cee teg baaraam mais man des fois sax damay gis Sénégal actuellement damay gis dans la presse ay titres yoo xam dama naan mais ñii li ñuy wax ak li ci terrain bi ça y a aucun rapport il ne faut pas c'est un complot ourdi par un gouvernement boo xam si ils ont peur d'un candidat man Dambodj damay wax li ma gëm et aujourd'hui peuple bi ñoo mën a arrêter ces dérives dictatoriales yi ñu am ci réew mi parce que président Macky Sall dictateur la il faut sénégalais yi laxasaayu taxaw jàmmaar la moom de façon pacifique mais won ko ne ko jaay doole bi muy def ni ëpp na te jërëjëf Dambodj jërëjëf Georges jërëjëf mbokk yi